jangeen jëf mbokk yi ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walf TV bi simila ci xibaar tisbaar gi li ci gën a fees te am yéen faram fàcce ko àdduna gépp di màggal tey ji bëccëg bi nga xam moom la ñu jagle xeex ger suñu réew di suñu gaal da ci béy waaram buñ sukkandikoo ci xayma kon bi nga xam def nañ ko Sénégal bokk na ci réew yi ñu jàpp ne ger bari na fi lool doole Birame Seck mi njiital Forum Civil ni Sénégal bu dee bëgg nañ fee génne ger ci zone 12 bi mu ne faw ñu xeex ak ger gi am ci suñu càmpef yile ndax balaa nga ne am da nga fay ne ci biir xibaar yi da ngeen ci dégg kàddu yi nga xam ne ni moom la ci rotal askan mu dëkkee fële ca Mbour 4 extension ña ngay sàkku si njiité réew Macky Sall mu xatim benn yoon décret bi wane ne fa ñu dëkkee ci forêt classée bi moom moo leen ko may dañuy ragal li dal waa terme sud dal leen ndax waxtu nekk waa DSCOS ñu nga fay ñëw di leen arrêté si biir xibaar yi da ngeen ci dégg leer yi nga xam ne ni moom lañ ci indi ak yokkute ñu nemmeeku ko ci njëgu masque yi gannaaw ba nguur gi santaane ñuy takk masque yi ngir xeex ak wopp ji di Covid 19 masque bi ñu doon jëndee ñaar fukki dërëm léegi ñu ngi koy jaayee ñeen fukki dërëm ci biir xibaar tam da ngeen ci dégg reportage gi ci soxna yaay Adama Diallo def bon mbokk yi li daal mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo déglu ko seetaan Walf TV asalaamualeykum. Bismillah ci xibaar yi askan wa dëkkee fële ca Mbour 4 extension ña ngay sàkku si jiite réew Macky Sall mu xaatim benn yoon décret bi wane ne fa ñu dëkkee ca forêt classée ba moom moo leen ko may dañuy ragal li dal waa terme sud dal leen ndax waxtu wu nekk waa DSCOS suñu ko fay ñëw di arrêté seen liggéey yi lee te loolu dañ jàpp ne du dëgg du yoon Souleymane Diémé mu wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Ibrahima Ndiaye. président de la république dañ koy ñaaxaat ne ko président affaire bi yàgg na mi ngi def 3 ans mi ngi dugg ci 3e année bi waxoon nañ arrêt DSCOS bi nañ ñun ñi arrêté pour liggéey bi mais ñun li tax ñuy liggéey ñun tamit di liggéey ay autorisation la ñuy dugal ci site bi. parce que bu ñu demoon léegi dañ leen wan fi nga xam ne am na autorisation de construire te ci biir forêt bi la nekk looloo tax mbooloo bi dafa bëri plus de 2500 lañ looloo tax ñu si bëri buñ gisalee boo wax ak ñoom sax am na arrêt am préfet def na arrêt na ñu ñuy arrêté ñoom duñ nangoo arrêté parce que dañuy yaakaar ni dafa am leneen lu nekk ci biir fekk ne du loolu autorisation yi vraiment nañ ko téye DSCOS biy dugg ci biir di arrêté nit ñi di jàpp nit ñi di jël seen i bagage nañu lijjanti autorisation yooyu fan la jógee ba pare nit ñi mën a doon benn mais munoo ne kii dama koy tere kii day liggéey te ñu bokk ci même zone bi forêt classée la kon ñun am nañ yaakaar ni président de la république dina ko déclasser. ñu defal la autorisation de construire ñu bàyyi la nga tabax kii duñu la bàyyi nga tabax loolu daal ñun moo ñu xaw a jaaxal ci mbir mi daal parce que fii président moo ñu ko may yaakaar naa ne duñ ñëw dindi lii di fa tegaat yeneen sénégalais wala yeneen Thiessois te ñun ñuy ay Thiessois di ay sénégalais slogan boobu du ma ko bàyyi di wax un sénégalais un toit loolu la président wax bala mu jël dëkk bi non mooy indi problème yi mooy indi tribunal yi mooy indi nit ñëw fekk nit tabax mu dem DSCOS woo la ngeen ni sa këyit fekk sa këyit boobu valable dafa nekk ci biir forêt classée. askan wa dëkkee fële ci jëppal dëkkale kontaan nañu benn yoon ci waa UCG li ko waral nag moo di seen horaire yi ñuy soppi xaaju guddi la ñuy fay jaar fekk ñoom ñëpp tëdd seen kër yaa ngi fees dell ak mbalit ba tax ñu saako ci kilifa yi ngaan kër gi ñu xoolaat seen horaire yi lee Clara Cissé mu wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Moussa Sène. léegi nag mbirum oto mbalit bi daal xam naa ne moo leen tax a jóg ñun tam ñu kontaan ci lool ndax oto mbalit buy ñëw dafa war a corné muy benn léegi nag ñu ne guddi lay ñëw te bëccëg bi dafa daan corné léegi guddi dootul cornéti kenn du xam ñëw na kenn du xam ñëwul dëkkandoo yi daal ñooy jékki-jékki gis ko rek ñëw fëgg ñi ci des ñu ñëw di tuuri mbalit buñ ko defulee itam mbalit bi dafay toog rek ba sax yi di ñu sonal loolu xam nga ne benn la ñaar ay mag ñoo dëkk jëppal xale yi dañuy tëdd waxtu boobu ndax dañuy jàngi jànq yi ñu am ca kër yi dañuy ñibbi waxtu boobu du leen fi mën a fekk kon mag ñi rek ñooy dala jóg di daw di tuuri mbalit bi te loolu day metti ci ñoom muy ñaar ñett wax dëgg yàlla guddi gi moom arrangé wuñu ci dëgg guddi gi daal arrangé wuñu bëccëg bi daal ni mu daan ñëw na continuer di ñëw. artisan ya nekkee fu fay ci diwaanu Mbour ñu ngay yëglu seen kàddu lañu yëkkati ñu ñaawlu jafe-jafe yi nga xam ne ñu dëkk di jànkonteel te ñu gis ne dara waralu ko dul wopp ji di Covid 19 ba tax sax ñu samp bu laaj bëgg a xam milliards yi nga xam ne jiite réew Macky Sall waxoon ne ni dina ko génnee jàppale leen ko ñoom artisan yi milliards yooyu lee ana fan lañ ko dugal dañuy dem ci diwaanu Mbour fekk fa Thierno Daf. jafe-jafe yu tar yu ñuy jànkonteel bi mbas mi dooree ba léegi tax na liggéeykat yi nekk ci centre artisanal bu Mbour yëkkati seeni kàddu. artisanat nag gis nañ ne état bi ba bi Covid bi ñëwee la ñuy doog a xam ne maanaam état bi tegul benn politique
pour luy doxal artisanat état bi teguñu benn politique pour luy doxal artisanat du tourisme aussi ndaxte tey jii su fekkoon ne tey jii lii fi ñu toll nii ñu naan Sénégal c'est un pays en voie d'émergence kon tey jii su fekkoon ne maanaam tegoon nañu politique bu wóor pour artisanat kon artisans yi tey jii lii du leen dal. ñoom liggéeykat yi ñaawlu nañu fàtte bi ñu jàpp ne nguur gi moom la leen fàtte boobu ba léegi. bi Covid bi démarré dañu ne carrément dañuy voté budget bu nga xam ne 1000 milliards lay doon pour maanaam appuyer ko Sénégalais yi ñi nga xam ne dañuy liggéey moo xam tourisme la moo xam artisanat la moo xam beneen secteur la ñu appuyer leen ko mais 1000 milliards yi bi mu génnee ñun dañ ne artisans yi am nañ ci 37 milliards xaw ma 32 milliards 32 milliards yooyu mois de mars ba léegi nii benn artisan mënu la ne maanaam jot naa si loolu jot naa si li ñuy joxe waaw yeneen acteurs yëpp ñu ngi leen di jox ba mu des artisans yi. leneen lu liggéeykat yi ñaawlu moo di li leen kilifa yi nekk ci dëkk bi ñàkk fulaal. autorités locales yi tamit aussi joué wuñu seen rôle parce que tey jii su fekkee ne ñoom joué nañ seen rôle ndegen ci kon waroon na fekk ñu dëgg fii seen tànk xool nan la waa Pakalobe toogee si Covid bi mais kenn taxaw fi amul autorité locale bu fi taxaw wala autorité gouvernement bu fi taxaw fii tey jii te APDA président directeur APDA fii la nekk fii la dëkk Mbour ñu juddoondoo fi yarandoo xam nañ ko bu baax Pape Amady Ndaw jusqu'à présent mos ta ñëw fi rendre ñu visite te moom normalement ñu ne moom moo nekk agence pour la promotion et le développement de l'artisanat mais moom waroon na tey jii ñëw daal di wër artisans yi xool naka la ñu toogee ndaxte ñun moom la ñu dénk mais tey jii amul benn du maire yi du directeur yi fi nekk COSEC ñun am nañ fa wàll ñun artisans yi directeur COSEC mu ngi dëkk fi Diass Mamadou Ndione jusqu'à présent kenn dëggu fi sa tànk. donte mu ngi ci xolu Mbour centre artisanal ñu ngi ko gën a xamee ci turu Pàkku Lawbe Mbour Thierno Daf Walfadjri. jaajëf Thierno Daf ñu ngi koy sant di ko gërëm Sénégal nag mënuñu fay jëlee mbëkk mi fileeg jaare wuñ ko ci loxol artisan yi les chambre de métier yi nekk ci réew mi amal ab ndaje mu yaatu foofee ci diwaanu Louga daal di ko tàllal loxo nguur gi ngir ci ay formation financé xale bi mu dem liggéey baax na naam waaye li ko jiitu moo di nga tàggat ko Adama Sarr mu yëkkati kàddu yu ni mel ñu teewlu ko ci micro Oumar Kayre. formation yi moom mooy li nga xam si jàpp naa ni moom mooy régler problème immigration clandestin yi ñuy wax. bu fekkee que ni état bi dugal na ci loxoom ni ñu ci war a dugal mi ngi ci def loxoom naam mais mu gën a renforcer chambre de métier pour ñu mën a encadrer ndaw ñi nga xam si ñi ngi bëgg dem ci gaal yi di dugg ci erreur yoo xam si dara jaru ko. solution bi nag mooy secteur l'artisanal moo ko mën a régler du beneen solution bu dul secteur l'artisanal parce que boo dégloo état à chaque fois dañ ko régler li ñu koy régler mooy xaalis kese bu àndul ak xam-xam. mënut a régler benn problème xam-xam moo jiitu d'abord xaalis topp ci ñu mën a régler li ñuy régler bu fekkee que ne xale bi da nga ko jox xaalis ci amul benn formation xaalis bi day mujj seey rek boo xoolee formation yëpp presque bu pare da nga am ay 540 participants mais 540 participants yoo xam si alors que chambre de métier ñoo leen préparé ñu dem ci terrain ñoo xam ne am na ñoo xam ne mosuñu am benn métier parce que formation yi. chambre de métier nekkul que ni dañu former artisans yi rek ba pare croiser les bras dañu taxaw pour encadrer leen dañu taxaw pour jàpp leen parce que dañu taxaw ñooñu bu ëllëgee ñooñu am métier ñu xam ni formation yi ñu doon def alors que am na njariñ mais pas formation boo xam si dañu pare rek ñu ne defoon nañ formation jeex na loolu taxuñoo jóg. wax naa ko sànq ci bopp xibaar yi àdduna gépp di màggal tey ji ci àllarba ji bëccëg bi nga xam ne ñu jagleel xeex guerre suñu réew nag di suñu gaal di ci béy waram bu ñu sukkandikoo ci xayma bi ñuy def Sénégal bokk na ci réew yi nga xam ne ni daanaka guerre am na fi doole lool waaye li ci xaw a yéeme mbir yi daal dafa dem ba doon ak tayeef bari na fi ay kilifa yu ñuy jàpp ci loxol ci poos jël seen dossier jébal ko njiité réew Macky Sall waaye ba fii mbir yi daal daanaka mujjul fenn Abdou Khoudoss Diallo amal na ci ab taxaw seetlu ñu teewlu ko. mu nekk ci 66e place ci kaw téeméer ak juróom-ñetti fukk réew bu ñuy sukkandiku ci indice de perception de la corruption Sénégal nekk 8e en Afrique day célébrer journée mondiale de la corruption ci anam yu xaw a doy waar bu ñuy sukkandiku ci Transparency International dane Sénégal ci diiru ñeenti at mu ngi am score bu toll ci 45 points sur 100 loolee nag xanaa fàttali rek njiitum réew bu Sénégal moom mi
nga xam ne li ko gënoon a tax a jóg mooy fexe ba anam yu mu yoree réew mi nekk lu set tax ba sax mu dem ba daal di samp organe boobu ñuy duppee OFNAC ngir daal di xeex la nga xam ne lu jëm ci wàllum ger ci anam yu ñu yoree réew mi waaye bu ñu dee xuus ci biir ñu gis ne dossier yu bëri nga xamante ne yóbboon nañu ko ci OFNAC amul benn suite mën nañu fàttali mbirum Cheikh Oumar Anne mi nga xam ne newoon nañu na mu yore lii di centre des œuvres universitaires de Dakar jaarul yoon waaye ba léegi keneen ki nga xam ne itam rapport inspection générale des finances newoon na ni anam yi ñu jaarale 29 milliards bu projet Prodac ci jamono Mame Mbaye Niang amul lu dara lu jaar yoon boobaa ba léegi sénégalais yi ñu ngi togg xaar justice def yoonam waaye du ci loolu rek ndax rapport cour annuel public de la cour des comptes itam mi ngi fi rawatina rapport l'inspection générale de l'État mi nga xam ne ci juillet bi ñu génn rek daa di ne woon ni état bii di doxalee ngir daa di jënd ay oto baaxul waaye ci loole itam ba léegi kenn addu ci tax na nag boo fu mu toll nii sax la ñu doon tuddee plan Sénégal émergent sénégalais yu bëri jàpp ne daanaka ngir ñoŋal ger bi fii ci mim réew tax ba njiitum réew di Macky Sall samp li ni mel ndax ca gouvernement bu bees bi am na ay ña nga xam ne ñu ngi woon ca liste ancien dignitaire régime Abdoulaye Wade ñu jàppoon ne CREI yi dafa leen waroon a topp ci wàllum traque des biens supposément acquis ñoom ñëpp tey ñoo wax Macky Sall nara ànd ak moom ci wàllum journée mondiale ngir xeex ger ci àddina bi. jërëjëf Abdou Khoudoss Diallo ñu ngi lay sant di la gërëm. Birahim Seck mi ngi jiital forum civil na Sénégal bu dee bëgg nañu mu génn ci zone rouge bi mu nekkee faw ñu xeex ger bi ci suñu càmpeef yile ndax balaa nga ne naam da nga fay nekk. Birahim Seck ñu teewlu ko ci téléphone soxna Fatou Bintou Diouf. pour ñu gën a xam dëgg njeexitalu xeex corruption bi il faut que ñu attaqué wu dëgg et corruption institutionnelle nga def sa ñombee ba ñëpp xam ne def nga sa ñombee justice def liggéeyam ñu ne kat ci wàllu négociation politique nañ fexe xeet naka nañu fàtte jëf yi nga xam ne jëfoon nga ko Sénégal ñàkk waaye yéen politique yi ngeen gagné ci foofu la corruption également politique commencé loolu mooy rôle également fondamental OFNAC ak extinctif bi ma doon wax léegi donc bu fekkee dañoo bëgg a nasaxal dëgg corruption ci biir Sénégal bu fekkee dañoo bëgg génn dëgg ci zone rouge bi il faut que ñu attaqué wu ci corruption institutionnelle naam gaa li nga wax sànq ci tubaab mooy corruption ci wàllu tali bi ci wàllu état civil yi naam lu bon la waaye li nga xam ne ñun gëm nañ ko mooy après expérience au niveau du forum civil mooy il faut combattre la corruption par l'exemple donc joxe exemple bi mooy attaqué wu ñi nga xam ne ay gros bonnet rek di naxalte seen biir di waxtaan seen biir di déggoo seen biir ngir lan nasaxal alal yi nga xam ne alal Sénégal ñoo ko moom wala Sénégalais ñoo ko bokk en 2016 bi nga xam ne OFNAC defoon na benn étude en 2016 benn rapport 2016 am boobu dafa ne woon coût corruption mi ngi toll ci 118 milliards de francs CFA 118 milliards de francs CFA par an donc il faut que tamit ñu taxaw ci loolu joxe guloo naam buñ ko dajalee dana bari waaye ki nga xam ne également bureau la toog yor pouvoir de signature am contrat bu ñëw mu am dinu ci am commission loolu moom la état bi war a xeex. Birahim Seck mi ngi jiital forum civil Sénégal nag comme ni nga ko waxee sànq bokk na ci réew yi jàpp ne ko ci jàpp kon ci àdduna bi ne guerre bari na fi doole lool daanaka secteur boo jël ña fa nekk di daan seen doole am na si ñooñ ay guerre kon la ñu yóbbee askan wi profité ci bëccëg bi nga xam ne nii moom la ñu jégle tey wàllu guerre daal di sàkku ci nguur gi ngir lu ni mel ñu tàmbale ko ci seen bopp Serigne Gueye Pape Modou Gueye reportage. bés bu nu jagleel xeex ger ci àdduna bi yépp ger di lu ñuy wéy di gis ci réewum Sénégal diggante takk dereku chauffeur léeg-léeg weccoo ga cay dox du contravention waaye bi yëpp xaalis lay doon Moussa Ndoye ne jëf ji fekkee na ko ay yoon corruption si lépp la tey boo fi jógoon di lijjanti papier ci yenn société mais circulation bi rek mais di ngay gis ay oto yoo xamante ne saa yi waratuñu daw oto yooyu waratuñu daw mais comment ça se fait que ñuy daw ba léegi boo demoon ci marché yi gis yenn oto yi fa taxaw bien sûr que guerre la parce que bu ñu demee ba ñeme di daw circulation kenn du leen arrêté ñu ngi daw chaque jour donc lan moo tax ñuy continuer di daw ça veut dire que guerre mu ngi am ba léegi. non saa yi boo ma joxee li taf ma réglé la ko alors que bu doon ci temps normal mën nga ñëw non papier bi il faut mu def 2 jours 3 jours. mais mën nga gis à côté kenn ku la taxaw léegi ne la mais jox ma benn kii ma génne la ko léegi te noonu lay demee. Balla Moussa Badianka moom jàpp ne ger yemul rek ci takk der yi waaye secteur boo dem rek mu nga fay wulee ñaay. ci policiers yi foo mënta dem fii moom foo laal gars yi dañ lay essayer foo nga joxe dara pour yëf sa aajo mën a faju quoi loolu am na fi. bon dañu lay arrêté soit nga def infraction bu ndaw ñu jéem a kii la buntu xatal la boo joxee dara rek ñu bàyyi la
léegi ñu contribuer nga dem fay kees bi da ngay joxe 1000 francs rek ñu jox la. gannaaw kuréel yi ñu teg ngir xeex ger Ibrahima Ba jàpp ne kilifa yi ci seen bopp it ñoo war a soppi seenu doxalin. ger du dara lu dul ñi ci kaw bu ñu nekkee nit ñu jub rek ñëpp dina wàcc bi ci suuf ñëpp mën a jub mais ñi ci kaw bu ñu jubul ci suuf du mën a jub loolu nag nañ ko seet ci côté yëpp nag ci côté religieux yi ci côté daara yi ci côté députés yi politiciens yi en général et les fonctionnaires s'ils sont corrects finalement tout le monde devient correct voilà. ba fii classement bu mujj jëm ci wàllub ger Transparency International amaloon ko ci atum 2019 Sénégal a nga ca digg jalub réew ya takk ripp ak ger ci ab score bu toll ci 25 ci téeméer boo jël xanaa ñuy xaarandi beneen rapport bu ñuy génnee ci wàllu ger. beneen doomu aadama ñëw na dooleeku ci limuk doomu aadama yi nga xam ne jot nañoo ñàkk seen bakkan ci mbas mi di Covid 19 loolu kon di yóbbu lim gi léegi ba ci ñetti téeméer ak ñeent fukk ak benn doomu aadama yi jot a ñàkk seen bakkan ci test yi nga xam jot nañ ko amal ni ki démb juróom benn fukk ak juróom-ñeent ñoo dellu si amee feebar bi fanweer ak ñett yi ay cas contact lañu benn di cas importé fanweer ak juróom yi kon di ay cas communautaire ñeent fukki doomu aadama wër nañu peleng ba ñu ñibbi seen i kër fukki doomu aadama ña nga tëdd lalu hôpital ñuy sauvé loolu daal moom moo di bilan bi mu soxal wàllu tolluwaayu mbas mi di Covid 19 ñu des ba tey ak mbas moomule ak yokkute ñu nemee ko ci njëgu masque yi gannaaw ba nga xam ne nguur gi santaane ne ñuy takk ay masque ngir xeex ak wopp ji di Covid 19 masque bi ñu doon jaayee ñaar fukki dërëm léegi ñu ngi koy jàndee ñeent fukki dërëm yaay Adama Diallo Mami Kanté wàccoon nañ ci mbedd mi ñu teewlu leen ci reportage. ginnaaw ba ñu nemmeekuwee ab yokkute ci kaawu coronavirus dañoo seetlu ab yokkute ci njëgu masque yi fee ca rond-point Jet d'eau jaaykat yi di xamle rek am na njaxte bu baax. prix masque moom amul prix moom instant bii nii parce que yemul fenn sans dépasse la ngay jëndee rek da yenn saa yi nga dem si magasin mu yokk ko boo ñëwee boo ko jaayul 200 mënoo see génn parce que paquet yaa ngi ko jëndee ay 3500 4000 boo ko jaayul 200 doo si génn. boo jaay masque boo jëlul masque paquetage ko ni am na koo ko jox mu delloo la ko ne da nga ko def paquetage waaw da nga jënd sachet bi paquet mu ngi jar 1000 francs nga jël sambale ko des fois kon boo ko jaayul 200 doo si génn. man doxe bu njëkk léegi man si pour man boobu dafa wàññeeku sama côté pour man dafa wàññeeku sama côté parce que bu njëkk daan naa jaay ba mu gën a wàññeeku daan naa jaay lu bëri mais instant bii nii. pour boo nar a jaay paquet bi nii sax da lay tëj. bu ñenn ñi di faral di takk masque ngir mën a aar seen bopp ña ca des moom di takk masque rek ngir bañ ñii di takk der yi daal di leen teg la. du ma takk masque ngir daw policiers yi ndax maag policiers yi ñooy am rek mais da di bu fekkee ne am na luy lore bu ñëwee ñun ñëpp dañoo war a bokk moytu rek waaw ndax bu ñu nee takk leen masque yi. képp koo xam ne kii jullit nga rek war ngaa mën a def li jullit ñëpp def donte am na nag ak koy jaay 200 du ci ñoom fiñ koy jënde la ndax bu ñu yokkee njëg gi ñi koy jaay pour forti dara yóbbu seen kër. puisque dañ ne corona bi c'est partout dans le monde dañ ko takk pour protéger wu contre Covid bi. non du policiers yi ñoo tax ma takk ko juste dama ko takk pour protéger wu parce que Covid moom boo déggee ni muy dalee nit ñi c'est grave. ginnaaw bi nga xamee ne takk masque waleef la ci mim réew te ku ko deful ñu teg daan sa ndood ñii di jaaykatu masque yi ñoom li leen yitteel rek mooy la ñuy am par bés. jërëjëf soxna yaay Adama Diallo ñu ngi koy sant di ko gërëm mbokk yi kon ci foofulee ci la ñuy tàbbisee ak yéen ci xibaaru bitim réew yi dañ ciy ànd ak soxna Mamou Diaby Gassama. ca Burkina Faso ren nag ab kuréel la ba nga xamante ni day xeex lépp lu ñeel wàllub guerre niki ci ayu bés bi dana amal fukk ak juróomeelu édition bés yi ñu jagleel xeex li di corruption maanaam guerre ren ji nag organisation bi dafa daal di tànn guerre ci secteur minière ngir waxtaane ko industrie minière nag doona la nga xamante ni day dugal koppar gu bëri ci gafaga état burkinabé waaye li mel mun a indi lu bëri su fekkee ne corruption bi nag indiwul ay gàkk-gàkk ci bile secteur bu ñu sukkandikoo ci organisation société civile bi bile kuréel sax mi ngi ñaawlu évasion fiscale ba nga xamante ne moom lañ fa nemmeeku ndaxte dafa jàpp ne rek ni société minière yi dañuy wax lu leen neex boole ci sax Burkina Faso loru na ci mbir mi bu ñu sukkandikoo ci Sagado Nakanabo mi nga xamante ne sax mooy secrétaire exécutif bu RELAC
ci jamono ba nga xamante ne sax conseil sécurité yu mbootaay xeeti nag mi ngi addu ci biirub Afrique centrale niki alxames ji danañu màggal ci àdduna wëgal këpp ak yelleefu doomu aadama yi ci ay base de données ci ñàkk ormal ba nga xamante ne moo jotoonu am foofee ca Cameroun li mel sax daan nañ ko tëxëñ ci juróom-ñetti rapport ci bataaxal yooyu sax dañuy wax ci tooxal ba nga xamante ne moom lañ jot a def ci ay doomu aadama ci ñaar région anglophone bi nekk nord-ouest ak it sud-ouest ngir am lu leer ñu jot a amal bi la gëstu dañoo daal di amal ay base yu leer yi nga xamante ne ay citoyen daal leen jëbbal ay photo ay vidéo wala sax ay document alarba ji yemoo ko juróom-ñeent fan ci weeru décembre élimaan jëwriñ bu réewuk Angleterre ak njiital commission européenne nag wax nañu amal ab toogaan waxtaan foofee ca Bruxelles li mel nag ñu bëri ñoo ngi koy xaarandi waaye ñu gis ne rek niki dimanche ba tey ji nag ñoom jotuñu déggoo ci ñetti poñ mun nañ ci lim sax wàllub napp gi ak la nga xamante ne moom mooy condition commerciale équitable maanaam anam ba nga xamante ne moom lañ war a doxalee lépp lu ñeel wàllub jënd ak jaay. jërëjëf soxna Mamou Diaby Gassama ñu ngi koy sant di ko gërëm li ci yéenekaay yi Abdoulaye Bopp lañ siy àndal. dal leen ak jàmm Walf Quotidien xëy duñu gëstul tey la Khalifa Sall ak Ousmane Sonko di nas ci wàllu politique yéen a cabinet joxante nañu loxo daje nañu ñoom ñaar muy Ousmane Sonko njiital Pastef ak Khalifa Ababacar Sall ngir bokk doxalin ci wàllu politique ndaje moomule ma nga amoon ci teewaayu Barthélémy Diaz Walf Quotidien ne la soxal Khalifa Sall ak Ousmane Sonko bokk na ci fexe ba élection locale yi ñu jëm ñu mun a am doole ci Ndakaaru rawatina ci gox yu bari maanaam capitale régionale yi ay kàddoom ci Walf Quotidien Ousmane Sonko ne balaa ngay waaj élection présidentielle danga koy njëkkee ci élection local ba noppi mun a dagaan leneen Walf Quotidien di ñu xamal ne ñoom ñaar ñi le muy Ousmane Sonko ak Khalifa Sall ñu ngi ci yoonu taxawal ab coalition gu yaatu ngir jàkkaarloog njiitu réew mi Macky Sall yéen a kaabi di Tribune xëyee diggante Idek Macky Moustapha Diakhaté xëy sulli ci ay mbóot bokk na ca la mu xamal askan wi ne bu ñu demee tey ba Idrissa Seck mun a fekk njiitu réew mi Macky Sall dafa amatul pexe Moustapha Diakhaté ne Idrissa Seck jafe-jafe koom la amoon jotoon na tayle ay këram banque yi toppoon ko te koppar amatu ko woon ca la dem wuuti wàllu maanaam weeru ji ci wetu njiitu réew mi Macky Sall ma ko ca taxawu bu ñu sukkandiko ci Moustapha Diakhaté ma ca yokku ne Idrissa Seck ci waxtu wi le mënatul def lenn lu dul tënku ci waawu njiitu réew mi Macky Sall moom Idrissa Seck sañatul diingat doxalinu nguur gi lu ko mooy njiitu réew mi Macky Sall mun naa tekki ndombol tànkam Moustapha Diakhaté wax yéen kaabi di Tribune am jaaxle lool ci doxalinu Idrissa Seck démb ca Diamniadio yéen kaabi ne woykatu séeréer bii di Mari Ngoone Ndione gannaaw bu mu jëlee micro ba tàmbalee woy Idrissa Seck kenn xàmmeetu ko woon ndax tàccu na fa ay tàccu yu sap-sap dem sax ba yëngal mbagg yéen kaabi ne ndax newul ne njiital parti réew mi moom Idrissa Seck dafa ne ci yoonu jël place u Farba Ngom di géwélu njiitu réew mi Macky Sall yéen kaabi di enquête xëy amal enquête gu yaatu ci ñi bawoo fu ne wuutali majorité bi maanaam fekk ji njiitu réew mi Macky Sall muy Idrissa Seck ak keneen ak keneen professeur Moussa Diaw di politologue ay kàddoom ci enquête amal na ci taxaw seetlu ndax njiitu réew mi Macky Sall bëggul benn yoon xarit yamu amoon démb doon ay noonam tey ci wàllu politique su boobaa mun nañ ko gàllankoor ci lu bëri mun a dem sax ba xajamal politique am yéen kaabi di Tribune jaru ngi ñu denk wàllu kaaraange bi réew mi ëllëg ak jàmm ci alxames gi ñu ngi koy xaar ci assemblée nationale moom Antoine Félix Diome yéene cabinet waaye ñu ngi koy xaar mu àddu ci jafe-jafe am ci réew mi rawatina ci ñàkkum kaaraange gi ay ndaw di jël gaalu looco yi ngir dem ca bitim réew bël ba ca Saint-Louis dëkkee di faat ay doomi aadama saay su ne ba ci làkk yi faral di am ci marché yeeg feneen ak feneen Tribune ñu ngi ci xaar Antoine Félix Diome mun cee tontu yéene cabinet di Le Soleil ne lu jëm ci intégration africaine njiitu réew mi Macky Sall àdduna ca ma ngay taxawu ma ngay jëmmal kames jëm ci wàllu gëstu maanaam recherche yéene cabinet prix Macky Sall jëm ci programme thématique mu ñeel gëstu jëm ci wàllu wér gu yaram yéene kaabi di Vox Populi ne waaye terewul njiitu réew mi Macky Sall wane na meram démb ca Diamniadio maanaam kontaanul benn yoon ci seeraayu internet bi ci mim réew ba tax na muy sàkku ci compagnie télécommunication yi fi ne ak opérateurs yi ñu def seen kéemtalaay kàttan ngir askan wi mun a jotee ci internet bi ci anam yu mucc ayib te du cher lool ci seen dodd ndax tey munoo amal gëstu gu àndut ak internet yéene kaabi ne prix njiitu réew mi Macky Sall jëm ci wàllu recherche dugal na ca loxoom toll na ci benn milliard yéene kaabi di Libération ne Canal Plus dugalul benn yoon loxoom ci koom-koomu réew mi maanaam boppam dong moo ko yitteel Libération ne ndax jotul ñu xotti taret convention gi dox ci diggante nguurug Sénégal ak waa Canal Plus yéene cabinet bu ñu xoolee groupe Canal bénéfice am ëpp na ñaar fukki milliards waaye redevance annuelle maanaam lu muy jox nguurug Sénégal at mu jot toll ci fanweeri million ak juróom yéene cabinet critique xëy ca kaso Rebeuss ak jafe-jafe yam fay dund moom Assane Diouf yéene cabinet ay weer a ngi ni caabi féete ko ginnaaw te ba tey munagul am afia yéene cabinet moom Assane Diouf moomulee soobu na ci grève bu ñaxtu ba ci
ci xiifalu ñaxtu wér-gu-yaramam demeetul noonu ca kaso ba bu ñu sukkandiko ci jege ñaaleem di Lamine Gueye Ndiaye mi artu kilifay ne nañu gaaw jublu ci dossier Assane Diouf balaa musiba di am ana fan la dossier bi toll ana li am ci centre de redressement bu Serigne Modou Kara yéenekaay bi di Dakar Times xëy samp ab laaj ndax duñu dem ba neenal liggéey bi gendarmerie def yéenekaay bi ne ndax mun nañoo soobu ci enquête ba jeexal ca dégluwuñ ca Serigne Modou Kara Dakar Times ne loolee bu amul mun naa doon li xajamal liggéey bu yaatu bi waa gendarmerie def ci bile dossier yéenekaay bi di suñu lamb ne mangoog Pikine dar nañu Ama Baldé ngir mu jël roi des arènes ci kombaam gi war a dox ci diggante Modou Lo yéenekaay bi ne bés bu jot Pikine ma ngi cay amal ndaje ngir xool yan pexe la ñuy nas ba roi des arènes bi dellu soit ci Pikine bu weesoo Mouhamed Ndaw Tyson ak Eumeu Sène yéenekaay bi di Les Échos ne waaye lamb ji safagul xorom ndax ubbeegul ay buntoom doon lu jaaxal lool amateurs yi ak promoteurs yi bu ñu sukkandiko ci Doudou Ndiaye Njekko mi jiite amateurs yi ne jot nañu ubbi leen arène nationale ngir lamb ji door ne nguur gi mënul jël dogal tey ubbi boîte de nuit tëj ràpp lamb ji promoteur bi di Pape Abdou Fall ne millions yu bëree bëri la ñu dugal ci lamb ji te ba tey mënaguñ caa liggéey Doudou Ndiaye Njekko ne lamb ji le buñ ci jógul fa muy yem ndox amu fa te booba léegi amateurs yi yàkkamte nañu dundaat lamb namm nañu gisaat ca xabal mbot ëñ ndengeeñ wéele ba ci door mu daanu rawatina 4 appuis déggaat woy wa di aatu réer na jaajëf Abdoulaye Bopp ñu ngi koy